honnêtement. je ne suis pas man considérément du ma accepter li ma wax dëgg bi laay wax ni la. dañu dem ba sonn. yaa may dégg mën nañu am ay circonstances atténuantes. ba dem ba yan leen attanul ñu de ko de te li ko waral ñaar la. les deux ministres là ministre de la justice li mu wax dafa garaaw. jël ay benn corporation. ñu nekk ay mbëru làmb di bëri di am seen alal. nga ni ñii comme làmb amatul. dañuy dem ci affaire bu bon ma saaga mbëri moom moo saaga mbëri. waaw moom def moom foofu la war a wax. non moom peut-être sa position. moo ko may mu waxal mbëri foofu ñun la yëpp. parce que je crois que Abdoulaye. Abdou Karim. non c'est Abdoulaye. ok c'est Abdoulaye. Abdou c'est Abdoulaye. ñëwal ci ñëwal. dama wax ni la. jarul sax nga di ma compléter pour dëgg ñëwee fu may rey dañ may rey. ci dëkk mais l'expert là su ma ko permettre un commissaire de police gis dëgg gi kon damay mettre en doute demee procédure boobu yi mu doon def moom. dafa prêter serment. il n'est pas comme n'importe policier. mais xalaatam la wax rek. attendez il n'est pas un petit policier. technicien moom la wax il n'est pas un petit policier. c'est un commissaire de police. boo xam ni dafa fekkee tey jàpp. xam-xam lu mu nekk yàgg fekke tey jàpp te yàgg na fekke tey jàpp na waxuma njàng mi mu jàng. mais boole na njàng mi ba pare yàgg fekke tey jàpp kon am na xam-xam. ok waaye xam-xam ak wax li nekk. dafa wute. ok bokkuma ci ñi nga xam ni dañ naan le mur est noir. le tableau est noir tout simplement. damay xool tax lañ boole ba tableau bi noir. y a des problèmes. nañ ko régler tey. ba bu ëllëgee problème du am. ok nañu nangu ni pot am na. kan mooy responsable bi ministre de l'intérieur ak ministre de la justice. ndax li ñu wax ministre de l'intérieur bu toogee bay wax naan. ñii gisuma leen ci xawma leen manque de respect mun ko passé. te lu mu moom position bi mu yor du n'importe qui moo ko yor. ok te am na lu wax léegi ci affaire préfet yi. commissaire préfet mooy sa chef administrativement. mais bu ngeen nekk ci champ bi ci maintien d'ordre bi. te li ko doon maintien d'ordre rétablissement d'ordre la woon. ok y a une grande différence. policiers yi ak gendarme yi ñëwee dañ doon maintenir l'ordre. désordre am armée ñëw rétablir l'ordre. ok c'est ça la vérité. c'est ça la vérité y a une différence entre rétablissement et maintien. et maintien de l'ordre. parce que bi ñu téye Sonko. dañ def désordre la ñu indi désordre. yaa muy dégg. ok bi ñu ñëwee ba dem mënatuñ ko contenir mënatuñ ko défendre dem ba armée ñëw. récupérer leur place. leur fonction. leur capacité. pour rétablir l'ordre. ok il faut d'abord saluer l'armée. ce qu'elle a fait est important. jërëjëf macha allah jërëjëf am na solo. Chérif mën nga ubbi ligne bi après ñu jël quelques auditeurs rek parce que ay kilifa. ligne bi day. waaw bëgg nañu dugg pour quelques kilifa rek parce que am na ñoom te ne bëgg nañu dugg émission bi nag dafa am nu muy doxee. ngeen bàyyi ma doxal émission bi. waaw Karim. bi nga déggee ministre de l'intérieur. mais Mass. man bëggoon naa waxtaan ak mon ami. waaw ñëwal après ma ñëw ci Karim may nañ la ko waaw. parce que en fait gis nga le maintien de l'ordre. police ak gendarmerie ñoo koy def. bu ñu toogee. ba armée di dugg ci maintien de l'ordre. y a problème. parce que armée. l'armée n'est pas formatée, elle n'est pas faite pour faire le maintien de l'ordre. Gis nga d'ailleurs c'est même dangereux de faire appel à l'armée. C'est très dangereux. Pourquoi kenn warul armée ci mel ni. non. Pourquoi parce que armée gis nga bi ñuy ñëwee. waaw ay chars de combat la ñu indi. ay armes de guerre. waaye ñun nekkuñu Birmanie. dëgg la wax dëgg. ah. loolu chars de combat. ak les armes de guerre. ça c'est pour défendre la frontière c'est pour défendre les. mais pas pour ñëw jàkkaarloo ak nit ñi. imagine-toi par exemple tey yëf yi bar. ba armée commencé tirer. mais xam nga fu ñu jëm. ces pays parce que armée. normalement c'est armée balaa muy ñëw. parce que nekkuñu état de siège. ok état d'urgence lañu nekk. donc la situation elle pouvait être maîtrisée. suñu bàyyi woon police ak gendarmerie. ñu maîtriser ko. ak kii la armée mais police dem nañ. waaw déglu rek ma wax la rek waaw ma may ma rek. waaw ca ñëwal. gis nga armée. mën nañ ko oo peut-être mu ñëw défendre certains édifices publics. nekk en position statique. par exemple ñëw ci bâtiment yi nga xam ne bâtiment administratif yi la. wala yi demee noonu. mais ñëw armée di ñëw di jàkkaarloog ay manifestants. ça c'est inadmissible. ko kenn war ko def. et là je prends mes responsabilités.
j'interpelle monsieur le président de la République ci olof. ne ko lii bu ma ko seetaan il faut ñu xoolaat la politique sécuritaire de ce pays xool priorité yi parce que aujourd'hui la priorité c'est la sécurité intérieure mooy lan mooy ni ñu équiper ñu recruter des policiers équiper leen ak yu demee noonu former leen. former leen waaye loolu bu ñu ko defee parce que xam nga maintien de l'ordre da nga koy def mais également da ngay respecter les droits de l'homme parce que maintien de l'ordre boo koy def amuloo droit di jël ay position d'une manière excessive la violence excessive di ëppal parce que toujours war nga may le manifestation bi manifestant bi benn porte de sortie boo xam ne dina mën a échapper ok tu vois mais doo ko topp rek nga ne da nga koy gaañ wala da nga koy rey mais gis nañ fa ay c'est pas xam nga yu téye nit wër ko di dóor dama lay wax rek di dóor mais xam nga bavure yu grave en commissaire non xam nga bavure commissaire nga baal ma mais li image yu ñu teg bët la ñu gis ay takk de yu téem nit di duma di dóor non c'est-à-dire duma nañu c'est vrai mais rey ñu ket rey ñu kenn non c'est-à-dire duma yi ngay wax noonu duma yi tu vois dama la bëgg wax ne gis nga maintien de l'ordre bu ñu koy def comme wax naa ko sànq il faut que ñu respecter les droits de l'homme waruñu di gaañ nit ñi wala di leen dóor wala di leen xoñoñal ainsi de suite comme sànq wax naa ko nee naa ñun on a affaire à des citoyens yoo xamante ne ils sont égarés momentanément dañuy fexe récupérer ñu ñëwaat tu vois bokkul ak le militaire bi nga xam ne il élimine xam nga militaire moom bu taxawee yow moo tax ma ne la gis nga boo indee armée le jeune militaire que tu amènes lu muy def soit day fraterniser avec les manifestants ay xale lañu soit lenn un jeune militaire boo ko songee daf lay dóor bal y a rien à dire daf lay dóor bal alors que gis nga policiers yi dañuy dem ñafa ak boy yi ba mu jeex ñu jël ay xeer yow di nga gis militaire di jël xeer militaire du jël xeer jamais de la vie mais police bi ñu gis léegi waaw mais da police day justement parce que aussi liggéey bi du da ngay dem rek pour comme ni ma waxee pour éliminer pour gaañ nit non 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 boo gisee policiers yi di dem dañuy xeex ba mu jeex ñu jël ay xeer gars yi dañ leen di sànni xeer ñu delloo leen xeer ok tu vois ainsi de suite c'est ça le maintien de l'ordre ok jërëjëf mais bu fekkee ne dafa ëppal jërëjëf parce que policier amul droit ëppal c'est-à-dire gaañ nit ki wala rey nit ki ainsi de suite donc loolu yëpp luñ koy def rek xam nañ ne police dañu koy teg xam nañ ne police nga nekk te macha allah voilà mais li nga gis ci image yi moom gis nañ policiers yi non c'est-à-dire xam nga bavure ak dérive foog mu am mais man damay wax toujours xam nga yéen di wax toujours bavure policière dérive policière ainsi de suite violence policière mais du ngeen wax mu violence contre les policiers mais am na policiers yu ñuy gaañ am na gendarme yu ñuy gaañ wala gendarme boobu loxo bi ñu dagg xoolal le premier jour ba mu amee fële brique bi ñu dóor policier bi tu crois que ça c'est normal policier pompe la yoroon de fusil à pompe la yoroon waaw mais fusil à pompe ak brique waaw mais fusil à pompe rey fusil à pompe moo gën a mais waa ji yor brique kii yor brique di ko dóor kooku il avait l'intention de tuer mais c'est disproportionné mais policier bi dafa waaw mais ba tey mais que le brique la yor pour rey kooku policier bi man dama xam je me demande bu doon casque bi kooku day dee ok vous voulez le tuer gis nañ ci image yu doy waar policier bu ñu daggal loxoom donc Karim dañu gis sax tey ji ci manifestation yi policiers yi blessé mais foule bi ñoo leen di téye jàppale mais xam nga dafa am loo xam ne oto yi daanu mais xam nga askan wi xam nga Mass dafa am loo xamante ni ñun dañ koy wax chaque fois wax naa ko sànq ma ne la ñun activistes yi bu ñu toppee police du génn kenn du sànni kenn xeer ndax mosuñu def manifestation boo xamante ni defuñu droit constitutionnel la dañuy def déclaration dem préfecture joxe ko fa topp procédure yi ba ñu jox ñu jour bi ñu dem taxaw police encadré ñu ci jàmm c'est-à-dire fitna bi am yëpp autorités yi ñoo ko fa indi ñun trouble à l'ordre public boo xoolee chaque fois ñoom ñoo koy def
police mooy njëkk changer lacrymogène même préfet mooy njëkk bañ jalgati constitution bi ministre de l'intérieur ça chaque fois ñoom ñuy indi problème musul am jóge ci askan bi foog ñoom ñu commencé da ngay gis groupe nit bu taxaw sax ñu ne déplacé wu leen rek man taxaw naa 4 personnes ñu def point de presse policier bi ne jóge leen fi ñu ne ko dañuy def point de presse policier bi génne lacrymogène bi sànni ko suñu kaw ci période imam ndaw c'est-à-dire à chaque fois ñoom ñooy def ñooy indi trouble boobu ñooy indi problème waaw jàpp c'est-à-dire caat bu yana mar ay nervi ñoo ko jàpp dóor ko ay nervi dañ ko coxatoo jàpp ko profité dóor ko tey police bi te li ñu doon wax sànq kii li ñu doon wax sànq mooy police bi dañoo accompagner nervi yi nervi yor ay gourdin ak yat ñu ànd ak ñoom di leen couvrir ñoom ñuy jàpp booy di leen dóor xoolal ma xam naa ko xam nervi dañoo sàcc portable am sàcc scooter am dóor ko gaañ ko jox ko police c'est-à-dire parce que loolu xam nga loolu non dafa am dama la lu am la non mais man si terrain bi laa nekkoon ça dama la bëgg wax ni la xam la policier bu gis nervi bu sàcc mas xam ni lan ban jàngal lañ si am gis nga policier yi c'est mon frère amul policier bu soxor ay erreur la rek comme li grand bi wax sànq panique bi xam nga kam moo ko doon expliqué grand moo ko doon wax sànq panique bi xam nga nit yamuñu ku ne ani ngay paniqué mais gis nga policier yi man damay fréquenté police dañuy jàpp dañuy nekk policiers yi au fait ñoom ñoo la gën a sonn ñoom lii neexu leen parce que dañuy fanaanee couvre-feu taxaw ba fajar enchaîner encore duñu leen jox sax benn sandwich ndox bu ñu naan sax duñu ko am dañuy daanu ba ñu yóbbu infirmerie leen pour ñu faju léegi nag policiers yooyu ñoom la ñuy jàpp seen nerf day taxaw dañuy dem ba dañuy nerveux toj bu nekk mën nañ ko def mooy li grand bi doon wax sànq léegi man maas xam fa laay la dama ne vidéo baa ngi léegi maas lii nii geste bi policier bi def ni mooy policier bi mu visé ba dóor lii moom dafa geste bu ñaaw ñëpp nañ ko gis nañ ko ñëpp nañ ko gis image yaa ngi nii ñuy gis mais sànq da nga am loo doon wax maas question bu doon posé ci ministre de l'intérieur mooy ministre de l'intérieur gannaaw jafe-jafe yi Sénégal yëpp kilifa diine yi wax ñëpp doon wax du jaan ñëpp doon wax Sénégal ñuy xaar nag ministre de l'intérieur mu war a wax mais bi mu génnee wax dafa man ni moom dafa gën a doppe xale yi est-ce que discours bi moo doon tenir na ko face aux manifestants mais xam nga mais d'abord loolu problème bi yëpp xam nga kan la Macky Sall la parce que Macky Sall bu génnoon teel a wax sax kon amaan ni yëpp du am wala day yëpp du am bu teeloon dégg ndigal yëpp duñu fekk mais lii mooy problème moo nga jël réew jox ko koo xam ne il n'est pas responsable loolu mooy danger non il n'est pas responsable bu doon responsable dëkk bi du mel nii Sénégal xool lu mu mel nañu waxante dëgg rek lii musul am Sénégal 23 juin demi-journée la durée Abdoulaye arrêté ko dellu ginnaaw daan ne ñëw leen te Abdoulaye da wax ñëw leen ci buntu assemblée bi ngeen mën a seen bopp c'est-à-dire Macky Sall du responsable ay nit di dee mu noppi mais kanam médiateur de la République moo génn ñëpp génn ne ko mais waxal parle-leur waxal ak ñoom comme président bu digne de son nom waxal ak sa askan te bi mu génnee waxi ceeb la doon wax sama waa ji dañuy waxtaan dama la ko xool xam nga lan mooy problème bi gis nga ministre de l'intérieur dañuy jël koo xamante ni da ngay ñëw fekk gendarmerie. ñu dàq la jàng Serigne wan ma oto bi. da ngay ñëw non pour preuve yi ñëw oto baa ngi nii ñu gis. voilà da ngay ñëw. ñu dàq fekk ñoo xam ni yow nga nekk mi ñu jox la ministre de l'intérieur. nga nekk ko maanaam wax chaque fois keroog maa ngi ko expliqué fii. Moussa Diop na man non après am leneen lu mu teg moo aw Diop Ndiaye mais dama ni. dañuy ñëw jël fekk benn nit maanaam comme ministre de l'intérieur moom kii la magistrat la Cour des comptes. nga jël ko dem jox ko ministère de l'intérieur xamul ci arme dara xamul ci pour fekk fa policiers yoo xam ñoo ko dàq jàng gën ko xam naka la ñuy gérer joxuñu ko koo xam dafa xam xarañ ci loolu moom ay ordre lay jox préfet enseignant la boo xam dafa def concours nekk préfet c'est-à-dire loolu laa bëgg expliquer administration léegi xamuñu dara ci li ñuy doxal joxuñu ko koo xam ne yàgg na ci terrain bi wala koo xam mus na def guerre wala koo xam ne naka la ñuy maintenir koo xam ne xam na naka la tenue di doxee Sidiki Kaba lan la moom droit de l'homme la juriste la ñu jox ko armée bi mi ngi bëgg rey militaires yi te politique boobu boo waxee ñu ne la non politique la ku nekk war nga mën a gérer poste mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut si boo xoolee kii nu mu tudd sax Antoine Diome mi xamul dara gendarmerie li ñu comprendre xam ko ci ay métiers xamu ko léegi ordre yi mu leen jox dañ koy respecté parce que ñoom dañuy respecté texte yi ils sont obligés topp loolu après moo ñu dugal ci problème yi ñu nekkee ni yëpp parce que xamu ci dara te loolu toj c'est très dangereux ba pare Macky Sall fekk koo xam dañ ne manifestants yi dañoo taal këram ba mu làq ay jawaram daw kooku am na lu ko naqari nga ne ko defal discours ak askan wi kooku dina wax lu baax suy wax sa xolam du neex c'est-à-dire moom laa irresponsabilité Macky Sall loolu c'est dangereux mu ngi ñëw kii taal nañ këram dóor nañ njabootam moom mu am lu ko naqari nga teg ko ci kanam askan bi waaw respecter le président aussi non c'est-à-dire maa ko xoola xaaral ma est-ce que xam nga dañ naan Sénégal dafa tàkk noonu ñi dee nii wax naa la fi l'autre journée la 580 personnes ñoo dee ci gaal gi tey dañoo def dëy démb dañoo def dëy nee nañ dëy lañ defoon démb Macky Sall dëy la décrété woon mais dëy boo xamante ni moom 580 13 personnes ñoo dee mu def dëy ok ñu jël Pape Sané ci ligne bi Pape Sané ñu ngi lay nuyu grand Pape asalaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. acca asalaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi lay nuyu grand Pape. yokkal ma foofu kii. maa ngi lay dégg. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar. di la delloo ziar di nuyu sa invité yi di rafetlu encore une fois pertinence du sujet bi. waaw
ngeen doon wax sànq ci mbirum maintien de l'ordre bi ak rétablissement de l'ordre. Je crois que tey erreur les forces de sécurité et de défense Sénégal mooy agrégat yi nga xam ne nañu teg ci respect des droits humains. waaw ndeysaan ligne bi dafa xaw a doy waar. Karim waaw bismillah. li ma bëggoon wax mooy maanaam xam nga gis nga tey réew mi mënoon naa bañ a yegg fii yëpp. parce que tey policier suñu frère la ñun ñëpp ñoo bokk nekk benn. bu fekkoon ni fu ñuy jaarale affaire yi teg nañ ko ci yoon kon fitna bi yëpp du am. kon dëkk bi li ko taal ñoom ñooy responsable yi. moom laa wax sànq ma ne fekk koo xamante ni ministre de l'intérieur bi kii da nga koy xool xam ne amul benn comprendre dara ci li mu doon doxal. ak mook préfet bi fitna bi yëpp ñoom ñoo ko indi. léegi nag Sénégal bu demee ba yegg ci police bi di ànd ak ay nervi ay bandi te nëbbuñ ko. jox leen ay cours ak yat ànd ak ñoom ci ay pick-up. loolu commissaire yi taxaw non loolu moo am loolu commissaire d'accord ci moom. léegi nag loolu c'est pas la police loolu neexul police bi de. ka moo ko dal police bi bëggul ñu jaxasoo caractère de service. loolu mosu boo ko gis. waaw moo tax parce que dañoo yegg foo xamante ni foofu affaire bi dañ ko teg ci loxo yi ñoo xamante ni mais mate wuñ ko. waaw mate wuñ ko. nekkuñ ay kilifa duñu ay responsable. moo tax ñuy dem di uti ay dolli ma ay nit yoo xamante ni kenn xamul ay lan lañ. jël leen def leen ñu nekk ay nit yoo xam mun leen contrôler. bu leen neexee sàcc bu leen neexee dóor ay nit yor ay cours ànd ak ay police nekk ci pick-up c'est que loolu dafa ñaaw ci kanamu te àdduna bi yëpp gis nañ ko àdduna bi yëpp gis nañ ko. Abdou Karim vraiment bon xam nga yaa ngi wax mais quelquefois aussi yaa ngi xaw a tooñ tuuti quoi. mais dañ la koy nangul parce que débat la rek ah. dañuy sottante xel. bon nul n'a le monopole de la vérité. dañuy sottante xalaat rek ah. tu vois man suma expérience laay wax ak suma vécu. ndax affaire maintien de l'ordre yàgg na. 23 juin fa ma fekk fa ma nekkoon am na lu ñu fa def Guy Marius Sagna j'ai été le premier à le choper. non seulement choper naa ko. mais également je l'ai sauvé d'une mort gars yi bëgg ko rey ma ne ko gii mu ne naa parce que bu génn lee rey ma wutal ko mergadu ma ne ko ci police bi ngay fanaan mu fanaan ci police ba la lendemain ma indi ko suma kër toog waxtaan ak moom waaye donc ça veut dire que gis nga li ngeen yaakaar ne policier noonu lañu mel ñu noonu ñun dañu yàlla dimbali nañu ah on a été étudiant comme vous def de grandes académies def ay mission fu nekk jàng fu nekk ainsi de suite am expérience bi. 23 juin métti woon na mais c'est-à-dire manifestation bii am nii. c'est la première fois mu am au Sénégal. ça il faut dire la vérité parce que nit ñu bëree nii ak situation bi ni mu bëree ak aussi quoi qu'on dise am na affolement aussi de l'autorité. ça moom il faut dire la vérité. absolument parce que bu ñu teyoon tu vois. xam nga dans le premier temps yaa ngi wax ne yaa ngi dal président gis nga le président. moi je l'ai connu en 2004. boobu j'étais commissaire. ñu baal ma jël Pape Sané si kër gi la nekk. waaw may ma rek ma continuer tas ko xibaar naa ñëwaat ci yow parce que mi ngi woon ci ligne bi boobu ba léegi Pape Sané ñu ngi lay nuyu. di la ziar Pape Sané. allez maa ngi di nuyu sa plateau bi di nuyu sa invité yi di nuyu tamit téléspectateurs yi. waaw acca ñu bàyyi la nga yëgali. voilà donc ci mbir mi ngeen doon wax sans que sa invité bi souligner ko mooy maanaam ci wàllu maintien de l'ordre ak rétablissement de l'ordre. wax fa dëgg yàlla tamit mu doon la nga xam ne war nañu delloo njukkal un peu les forces de sécurité fii Sénégal. mais néanmoins il faut tamit benn affaire. mooy que il faut ñu xam ne que àddina day évoluer. parce que ñun suñu conception maintien de l'ordre ñu ngi ko hérité de la loi de 58 bi nga xam ne moom la police française doon defee maintien de l'ordre ba léegi. ñoom évoluer ba xaw a jege un peu sax. les notions anglo-saxonnes en maintien de l'ordre mooy lan. mooy que ci wàllu maintien de l'ordre léegi au niveau des démocraties yi nga xam ne ñun moom lañ jël en référence. les droits humains dañ ko respecté ba nga xam ne maintien de l'ordre dootuñu ko waxati dañuy wax gestion des foules en démocratie. ci biir gestion des foules boobu dañ lay wax ni que les policiers et les gendarmes mobiles doivent éviter le plus grand maximum dañ ko war a éviter. pour qu'il y ait des blessés, encore moins des morts. Et que vous n'avez pas des blessés, que les blessés soient dans le camp de la police. Donc, lolo, c'est des normes qui sont internationales. Moi, je dis que le Sénégal, il fait une normes qui sont appliquées au niveau des forces de sécurité. Parce que ce qu'on a vu les derniers jours passés, absolument. Il y a eu quand même un certain amateurisme.
c'est-à-dire bu ñu gisee les forces de l'ordre yi nga xam ne 23 juin ak les émeutes de l'électricité forces de l'ordre yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon jamono yooyu professionnalisme boobu ñuy téye ba nga xam ne on a dénombré presque quasiment quelques blessures ak ñii nga xam ne lii fi xew nii vraiment ça y a photo quoi donc je dis que il faut que les services de sécurité se remettent en cause mooy lan mooy ce n'est pas que li ñuy def baaxul mais nañu ko normer ba telle sorte que les citoyens mun ci retrouver parce que tamit li ko le commissaire Camara waxee amuñu mission xërtal wala gaañ wala rey nit mais bu ñu demee ba benn moment à force de les utiliser ils sont usés ils sont obligés ni ñuy def mooy gaaw pour service bi gaaw a geex user de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. loolu nag mooy jur yenn bavure yi. ok jërëjëf mais balaa ngay daaneel ci nervi yi nga gis. waaw nervi yi moom je le dis encore je dis c'est unique dans l'histoire du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre au Sénégal c'est unique. nervi yi fi ñu leen doon gis mooy que ci ay manifestations politiques wala ay meetings politiques wala ay convois politiciens ñu leen di recruter. mais bu ñu demee ba di leen di gis. ñuy leen di associer à des policiers parce que tamit il faut les dire les mots tels qu'ils sont. parce que gis nañu ay nervi yu nekk ci tali bi. gàddu ay nit dóor ba ñu bëgg a dee. gàddu dugal seen oto dem jox ko policier wala dem jox ko gendarme. c'est grave loolu c'est des faits extrêmement graves c'est-à-dire gis nga impunité yooyu. je crois que sax li gën a yokk mouvement yi. li gën a yokk manifestation yi. loolu si la bokk parce que y a eu un sentiment d'impunité xam nga nit ki muy ñun ñëpp ay sénégalais nañu. ku ci nekk jox nga ak yelleef police wala gendarmerie. mais boo demee ba gis ni que ay nervi nañu jël jox leen ay yat jox leen ay jaasi pour ñuy nar a def ñoom naan dañuy rétablir l'ordre de manière très illégale. ok loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom moo jur musiba bii. jërëjëf doyen jërëjëf intervention bi am na solo jërëjëf. ministre bi il a fait la même chose de. ak nervi bi da doon menacé waate bi mu génne de. waaw ministre bi da doon menacé waate di menacé waate. li mu wax kenn xamul lan la. waaw commissaire waa nga daaneel après ma ñëw ci Doudou Diagne. waaw bon Pape li mu wax. mën nañ ko jàpp parce que bon je sais que vraiment mu ngi gëstu lu bari ci ay. affaire de sécurité. bon chaque fois dinaa suivre le débat c'est très pertinent li mu wax. mais man li mu mënta nangu nag aussi. mooy ngeen jël tort bi yëpp xëpp ko les forces de l'ordre. loolu moom vraiment du ma ko mën nangu mais. sànq dafa doon wax ma ne le président Macky Sall moi je l'ai connu en 2004 boobu maa ngi nekkoon commissaire du plateau. dëgg la premier kii am nu mu tuddati. événement bi nga xamante ne. moom la jànkoonteel. mooy convocation bi ñu ko convoqué woon. déedéet. benn marche. c'était la plus grande marche de l'opposition. ok marche boo xam ne ay Djiboka ay Ousmane Tanor Dieng ay Amath Dansokho. ay Moustapha Niasse. c'était son baptême de feu. ñun on a encadré la marche. encadré ko bu mu ñëw ba ñu gars yi ñëw ba dugg ci ministère bi moom mu wàcc. bu mu wàccee wax ak ñoom. mu tas te weeru koor la woon sax. mais bi mu paree il était tellement content que dafa yëkkati xaalis. bu bari may ñu. parce que c'est pour te dire que moom. parce que la marche a été autorisée rek. non déglu rek waaw xaaral ma ñëw. absolument moom il avait accepté cela marche bu ñu autorisé la woon. moom nangul benn marche autorisé moo tax ma ne. et ça je suis tout à fait d'accord. oui vraiment. gis nga marche. parce que nekkuñ ci régime d'autorisation dañu nekk régime de la déclaration. boo déclaré rek dina war bàyyi nga marche. juin boobu ngay wax noonu. ay 23 juin gi dama noonu. sur toute l'étendue du territoire national. tous les préfets. dañu doon bañ. daawuñu nangu autorisation. man dama daan wax suma préfet autorisé ma encadré. ok te bu autorisé d'accord ma encadré y a aucun problème. ok donc ordre bu légitime. waaw déglu ma wax rek moo tax ma ne. lii indi toujours problème mooy interdiction donc vraiment interdiction war nañ ko éviter li war a nekk la règle. mooy ñu bàyyi nit ñi di marche. ok bu ñu bàyyi nit ñi parce que ñun. ok muy police muy gendarmerie. am nañu jumtuwaay yoo xam ne am na ku ma yónnee laaj ak effectif yoo xam ne laaj dugg na ci ligne ba sonn mu ne neel commissaire ma laajal ma commissaire ba xam ndax lii dee yi am da ko cautionné wala enquête foog mu am ci. non cautionné wu ko. non tam ma cautionné dee tam. mais si zone humaine dégg loolu ma la wax. ma ne maintien de l'ordre bu ñu koy def. enquête bi dañuy respecter les droits humains. ok je crois que Pape
l'a confirmé. Tu vois. mais lii enquête dee yi waruñ ko bàyyi. non duñ ko bàyyi. foog mu am enquête. ok mais parce que nit faat na fi ba tey mais benn nit faat na ba tey mais dañu toog duñu gis suite. doom suite non donc suite. nee naa la gis nga ñun bu ñu def maintien de l'ordre. benn nit bu ci faatoo rek. ok échec la pour jërëjëf ma ñëw si Doudou Diagne vraiment layal nga mbër yi que bokkoon ci nervi yi ñu nangul la ko parce que aussi ci vidéo yi comme ni nga ko waxee amul fu ñu mën a teg xool ne kii mbër la kon loolu dañ ciy maandu parce que nit day maandu mais tey jii boo gisee tey ministre de l'intérieur li Karim wax ne dafa mën ni ko xamb taal wi fi nga xamante ne askan wi soxla woon nañu réew mi dal lool ba bi muy génn ñëpp ngi naan ministre de l'intérieur de bu waxee danañ libéré Sonko danañ nangam coow li dakk ci réew mi mu sedd waaye vraiment mu xaw a wax joo xamante ne maanaam dafa gën a yee fitna est-ce que situation yu mel noonu en tant que njiit ministre de l'intérieur war nga tenir propos yu mel noonu. waxtu dund ci terroriste xam nga maas doomu aadama rek la mën a doon. ministre de l'intérieur kii sànq wax na ko nee na dem nañ këram xëy na yàq këram. xëy na moom ba muy wax seetul ne ministre de l'intérieur mooy wax waaw yaa ngi dégg. xëy na mun na ne waaye dafa nànk rek man sama xalaat laay wax. man du ma ne moom la wax def. xëy na yàq nañ këram. xëy na sax xale yi dee sax mun na si am mbokk bu génn àdduna. loolu yëpp mun na nekk. ok nit la rek nit nag nit nag munu paase nit. moom la mu wax yaa ngi dégg la mu wax. xëy na tolluwaayam. la waxee. ok mais ministre de l'intérieur ak lu munti nekk. est-ce que war na waxee noonu. est-ce que war na waxee noonu mais déglu lu ma la wax xanaa. dama ne la discours am bi. man déglu naa ko. terroriste bi kenn rafetlu ko. bi nga ko déglu amoo gàcce amoo loon. defal naa nga man dama ko déglu pare comprendre moo woon sax terroriste bi. te boo xoolee français bi. ak wolof bi. li si wolof bi moo gën a gudd la si français bi. est-ce que comprendre. kon da ngay xam ne discours bu ñu yàkkamti la. xëy na je ne comprendre. ok waaye daal li am solo mooy. loolu yëpp bu ñu ko paasee dañuy gërëm kilifa diini yi. ak kilifa aada yi. ok ñoom ñuy dem ñaan ba jàmm am. tey sëñ Mansour Sy bi jiite woon mbir mi. sëñ Abdou Aziz Dabakh moo ko jur. te ku ne xam na sëñ Abdou danaan wax ne moom bu dee naree naan ndox ay am. mu naan ndox jàmm am mu génn àdduna moo ko gën a. ok am na beneen doomu maam Abdou Aziz bu wax dëgg ju wér. donc Habib Sy. wax ju dëggu. Habib Sy wax na fi seen émission. voilà wax ju dëggu. li mu wax seen émission. ku xam sëñ Abdou war nga mën a jur doom ju mel noonu. yaa ngi dégg ak ñeneen kilifa diine ñuy wax. waaye li am solo. vraiment sëriñ que auditeurs yaa ngi. li am solo. ci émission bi lañ bokk ñoom it. muy ma li am solo maas li am solo mooy. yàlla may na dal kilifa diine yëpp jóg taxaw. ok ku nekk yebal sa ndaw. jërëjëf ba yàlla may dal réew mi mu am jàmm. jàmm jooju lañuy ñaan mu continuer. incha allah nañ ci ñëw asalaamaaleykum. waaw looloo am solo. asalaamaaleykum. mais bu ñëwee rek ñu dugal leen parce que aussi. yaa ngi dégg parce que dañ leen tàmbal émission bi ñoom aussi ñu am ci part ñu bokk ci. dañ nañ message xanaa ñun bokkutuñ ci émission Mass li ngay wax ni dëgg la dañoo war a dugg. waaw dañoo war a dugg. mais Mass xam nga jàmm. xam nga jàmm. waaw damay rebondir si li Paa bi wax. damay ñëw ci beneen question. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi lay ziar ba. tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee Tivaouane. Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall waaw ñu ngi lay ziar sa xalaat ci thème bi. waaw ci thème bi laa bëggoon a dugg rek pour joxe sama xalaat. acca bismillah ñu ngi lay déglu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah yow la ñuy déglu. mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. di rafetlu émission bi bu baax a baax. ok jërëjëf diggal ci thème bi. waaw man damay wax ni. dañuy wax ni apaisement moo war a am. waaw. problème bi fi mu jógee sori na. ci entre ñaari nit ñu wax ni ñoo seqoon problème.
mais bu apaisement waree am na ñëpp apaisé. benn bi mooy kilifa gi nga xamante ne Ousmane Sonko yàlla def na ko mu nekk kilifa ci réew mi. waaye peut-être que man gis naa ni. bu ñu waxee apaisement dafay mel ni sénégalais yi ñaari sénégalais dañu am. ah bon. waaw xam nga lu tax. waaw. képp koo xam ne yaa ngi wax di critiquer Ousmane Sonko dañ naan la apaisement. mais ci biir pour Ousmane Sonko boo ko dig ba léegi dafay attaqué. man rafetlu naa ay kàddoom nag discours am bi mu def ba ci dem. waaye seetlu naa que ni bu fekkee yàlla dogal na espoir am ca nga ca tudd ci sa tur. fukki nit dee ci. fukk ak ñett. fukk ci moment ba mi def discours fukk dee. waaye ci moment boobu ma gis ne jaale ak naqartu dafa ëppoon solo. discours politique ba. ok. waaye léegi ñu ne nañu apaisé tey moom def na discours que ni lu attaqué Macky Sall bi deuxième bi mooy. Clédor Sène ñoom ñi nga xam ne dañu leen a àtte ci gendarmerie def liggéeyam def ko. nga xam ne man déglu naa Clédor mu ni dafa am ñu ko yoole jaay fiite audio. ndax ñoom comme fiite nañ ko seen audio boobu rek dafa war a tax rek ñu ne nañ leen bàyyi directement donc tamit jàpp naa ni comme ci jàmm lañ nekk. war nañoo libéré mais. à condition que apaisement ok apaisement bi ñu woote dégg ngeen aussi après apaisement bi ñuy wër di jàpp ay nit. waaw mais ñi ni jàpp. xam nga da ngeen a wax ni dafa am ay nervis yu àndoon ak police yi. ah kon nervis yi la ñuy jàpp. waa léegi am na nervis yu àndoon ak police yi ñëpp di ko ñaawlu. ok. waaye am na ñu yoroon ay fital di dóor ci magasin yi ñuy gis ci ànd ak ñuy mar. muy dëgg tamit muy dëgg du yoon jërëjëf ñu jël keneen après soog a ñëwaat ci plateau bi ndax ñoom ci lañ bokk lu asalaamaaleykum. acca waaw. loolu ki dafa wax lu garaaw. xaaral parce que dama bëgg ñu ñëw ci mooy dernière question bi par rapport ak apaisement bi. parce que apaisement bi ñu woote kilifa diine dox nañ ci am làcc bu am solo mooy fexe nañu ba waxtaan ak nguur gi waxtaan ak opposition fexe ba dal am ci réew mi mais est-ce que apaisement bi ñu woote Abdoulaye Fall Mao apaisement boobu ñu woote ba pare état mi ngi koy jëmmal parce que gannaaw apaisement boobu gis nañu fi dégg nañu fi ay arrestation je précise mais moom ay militants yu Pastef ñu fekk seen kër tënk leen yóbbu. non man daal dama am problème quoi. j'ai un problème avec sama peuple. xam nga kii wax léegi nii. bëkk démb ñu loon a wax loolu. bi dëkk bi tàkkee ba tàkk. Abdou Mbow rek maa ngi koy yërëm di ko sant. moo am fi jàkkaarloo Macky Sall jàppale ko. ñoom ñuy wax ñëpp. dañu dugg seen landalaan dugg ci biir. kon duñu nekk tey ba apaisement di am ñu koy ñaan Sénégal yëpp. ñu bëgg a jox ay cause ay def yi ne Sonko moo def lii moo def lii. wax naa la léegi ci au début ni la. man ñëwuma fi. dégg naa Sonko sax mu ne ñaanul yàlla ñu dem di attaquer. waaye mais Sonko li wax nee na nañu bàyyi Macky Sall ba mandaam jeex. waaye kooku koy jàmm la bëgg. ñoom ñiy wax ñëpp parce que Macky Sall la ñu àndal. ba xam ne du ñu xam li ñuy wax. mais damay revenir ci benn situation. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi tur bi ak fooy wootee. maa ngi woote Tamba. waaw ñu ngi lay déglu. maaleykum salaam. waaw da ngay wàññi sa télé nag da ngay wàññi sa télé ngir ñu mën a déggante. ñu leen di ziar baax a baax. waaw sëriñ ñu jël keneen parce que foog ñuy woote aussi di wàññi seen télé ngir ñu mën a déggante waaw kuy woote rek da ngay wàññi sa télé. waaw asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. waaw bismillah sëñ bi tur bi ak fooy wootee. tur bi ak fooy wootee. waaw. maaleykum salaam. voilà tur bi ak fan ngay wootee. ndeysaan dañu bëri ci ligne bi. dañu bëri ci ligne bi xëccoo vraiment parce que aussi dañu am occasion mën a kii waaw. waaw xam nga. man fi may revenir. dañu wax ne ñu apaisement la ñu woote. ma gis ñaari benn commissaire de police. Cheikhna Keita ak beneen major de la gendarmerie. Kandji di attaquer un capitaine. bay jël capitaine di ko ridiculiser. ba naan c'est positif. c'est gauche. le capitaine n'est jamais jeune.
as bi nekk xale. mais grade bi mu yor grade mag la. mooy capitaine bi yoroon kii bi. capitaine Touré. capitaine Touré ah. def naa ne ñoom ñaar ñëpp. asalaamaaleykum. aleykum rahmatulah. waaw sëñ bi tur bi ak fooy wootee. Mouhamed Thioub. Mouhamed ñu ngi lay déglu. maa ngi nuyu ñëpp ñuy kilifa yi toog ci plateau bi. waay. di wax rek ñu ne ay ndaw lañ. man débat yi day am solo trop léegi ñu si participer. ndax léegi ndaw yi ñooy aspiré wu yor réew mi. ati ñëwal ci thème bi. thème bi mooy maanaam daal comme dañuy wax apaisement. maanaam tamit nguur gi tamit war na nit moom dox si tànk yooyu mooy dox bi mooy fexe ba comme ni traqué xale yi nekkoon si mel kii ci yëngu-yëngu yi. maanaam traque yooyu ñu jëm ko arrêté. ok arrestation tamit ñu jëm ko arrêté. parce que tamit comme ni dañuy apaisement tant que tamit ñu ngi apaisement. te ñu ngi gis ne ñu ngi jàpp ndaw yi ba léegi tamit apaisement foofu du mën a am. en plus tamit ñi ngi téye ci prison yi comme ñu jàppale comme ay otage politique te xëy na lu ñu doon xeex mooy maanaam injustice bu ñu doon teg ci. maanaam ñoom Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor yooyu ah. voilà ñooñu ñu libéré leen après ñu jéem a xool nag léegi lan mooy doxal réew mi. ok fii ak 2024 ba Sénégal nekk ci jàmm. jërëjëf Serigne kafal ma keneen gaaw après ñu dellu ci plateau bi. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi tur bi ak fooy woote. Ngagne Ndiaye maa ngi wootee fii Dakar. yaa ngi wootee Dakar ñu ngi lay déglu ci débat bi. waaw man de commissaire bi toog foofu rek laa amoon ay kàddu yi moo ko bëggoon a laaj. waaw naan ak yar rek. waaw. ndax dama gis ngeen wane image yi. waaw te ba léegi gisuma mu répondre carrément ci image yi nga xamante ni mooy daw noonu ci télé bi. te image yi moom wax dëgg yàlla Sénégalais yëpp teg nañ ci bët donc dañoo bëggoon rek mu leeralal ñu bu baax ba xam ñooñu yor yat yi. ci danoo bokk ci police dafa police daa am léegi ñu yor ay yat wala nu mu demee noonu ñun ba léegi xamuñu. d'accord dina ko leeral ministre bi weddi na ko léegi. donc ñun bëggoon nañ moom moo xamal ñu ba xam. loolu incha allah légal ou pas. jërëjëf dina ko leeral bu baax a baax Serigne ñu dem ñëw ci plateau bi wala. acca asalaamaaleykum. asalaamaaleykum dañu xat ci liñ asalaamaaleykum. acca Maodo. waaw dama si di que. dafa am lu xew. dañu woote apaisement. voilà je vis maa ngi déglu ñaari autorités yoo xam ne d' intermédiaire. quand tu dis autorité d' intermédiaire un commissaire c'est une autorité intermédiaire. d'un commandement. un major de l'armée de la gendarmerie c'est un sous-officier. chef de section. ok. bu nekkee directeur commandant brigade de recherche. brigade de recherche section de recherche section la c'est une section à la gendarmerie. j'ai vu ma leen déglu un capitaine même bu nekkee seen doom. ñu koy wax gosse. ça c'est grave le capitaine n'est jamais jeune. tey ci adduna bi. ok nu ñëwal ci apaisement bi parce que loolu waaw ci apaisement bi laa nekk. voilà dama parce bëgg que mënuñu acharné wu ci. un capitaine de la gendarmerie. dañu bëgg a jaxase. gendarmerie ak état bi. ok parce que ñoom c'est le problème parce que dañoo raté seen carrière. tax ñu bëgg joxal yenn fonction. ok dafa am ay poñ yoo xamante ne président Ousmane Sonko tënk na ko ba muy toog di def point de presse bi. waaw daf ci bokkoon pour ñu libérer les otages politiques ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp. est-ce que loolu tey jii du indi stabilité buñ jaru ko daal. man ñu libérer ñëpp. man sama problème nekkul foofu man. Ousmane Sonko n'est pas mon leader. moi je suis un leader comme lui. peut-être yàlla moo ko may ak suñu tool mi n'est pas un leader Macky Sall n'est pas mon leader. c'est-à-dire que ce qui est important bu fekkee dañu woote apaisement. Macky Sall juróom-ñaari yoon ci discours bi. tudd na nation. bu daan tudd nation 31 décembre la koy tudd ak 4 avril. discours yi Moussa def yëpp dama koy defee nga xool ko. yëpp état lay wax ak république. tey bu demee bay tudd nation yaakaar na bëgg na apaisement. ko xam ne nation signifie. kon moom ni muy jàpp. na leen bàyyi xam ni bu fekkee ni dañuy wax rek. te dëgg wax soo bëggee jàmm. da ngay dem ci jàmm. waaye xam naa ci moom benn affaire de. du jàpp bàyyi. lu mat day dagg. du bàyyi jàpp bàyyi. du kuy jàpp bàyyi. su doon jàpp di bàyyi dina bàyyi Karim Wade yàgg na. d'accord jërëjëf pour donner l'information rek Karim fa nga jógee ci waxtaan wi. daanaka marche suba bi amatul. marche suba bi daan amatul parce que xalif général des Mourides.
moom ci boppam moo sàkk ñu jël lépp teg ci suuf. waaw non c'est que. xalif bi. dafa yónni ndaw. dafa yónni ndaw. kilifa yu mag la yónni. mbàkke yi ñu ñëw. bi ñu ñëwee woo nañ collectif yëpp nga xam ni ak société civile bi ak président Ousmane Sonko. ñun ñëpp bi ñu toogee mu expliqué mu ne moom Serigne Mountakha moo ko yónni. Serigne Mountakha nag mooy Serigne Touba. te Sénégal xam nga dafa am kilifa. ñun dañoo nekk dëkk boo xam dañoo am kilifa. bi ñu ñëwee dafa ñuy ñaan déjà Serigne bi bu woo yónnee woon sax ne ñëw leen sax yéen ñi war a manifester. dañu ne wuyu ji ko waxuma la ak muy yónnee quoi loolu déjà cër boobu rek beneen affaire. mu ñëw mu ne dafa bëgg. maanaam manifestation suba bi ñu bañ ko def. waaw loolu lu mu bëgg mu koy ñaan. ok bi nga ko waxee tamit gars yi tamit xam nañu waxi kilifa waaw la sant. ndax fii Sénégal dëkk la boo xamante ni wax dëgg yàlla. ñun mënuñu dindi waxu Serigne Touba xalaatuñ ko ci àdduna. te yàlla def na président Sonko moom ci boppam moom il était prêt pour manifestation et tout. ma ne ba gis ko mais bi ñu waxtaanee moom ñoom ñëpp wax nañ ko ci kanamu média bi et tout. maman Aïda Mbodj xam nga mi ngi fa woon ñoom ñëpp mi ngi fa woon. kon daal pour tënk. maanaam pour wax rek ni. manifestation yi dañ ko négana gum waxuñu dañoo bàyyi xeex bi jeexul de. bi mu ñëwee tamit dañ ne ko li waral ñuy manifester jëpp léegi la ju jànjox da nga bëgg xeex non mais dafa am ay nit yu nekk ci kaso bi walaay ndeysaan am nit yu nekk kaso bi am ñu faatu léegi nag dafa am ay urgence li taxoon ñuy manifester ñun dañ ñaan sëriñ bi wax ko ne ko kat ñun lii lañ bëgg lii kat vraiment moo taxoon ñuy ñaxtu ok wax ko point yi ñu bëgg yëpp ne ko lii vraiment li lañ bëggal dëkk bi loolu mooy démocratie loolu mooy état de droit pour Macky Sall respecté ko jox nañ ko nag waxtaan sëriñ bi moom inshallah nee na moom loolu bu jàggee dina ko jox sëriñ bi léegi nag il faut moo wax ko mu leer léegi nag il faut Sénégalais yi comprendre ni ñun arrêté wuñu xeex bi arrêté wuñu manifestation yi mais parce que dafa am loo xam ne ñun yaakaar nañ ci sëriñ bi parce que dama fàttali ñu ngi ne président Sonko bi mooy deuxième fois ñu koy ñaan muy dellu ginnaaw deuxième fois ñu ngi koy ñaan muy dellu ginnaaw pour bañ fitna waaw léegi nag am kilifa ak parce que Macky Sall dañ ko ñaan ba sonn muy bañ sëriñ si ñaan nañ ko mu bañ ñun moom léegi sëriñ bi ñëw na ñaanaan ñu encore léegi nag fi ñu toll nii ñun jox nañ ko lu ñu naqar yëpp ci dëkk bi tax ñu war a mën a manifester et tout pare woon nañ manifestation yi ay 1000 t-shirt lañ jëndoon pare woon nañ def manifestation pacifiquement nag laa wax pour dem Obélix léegi nag bu ñu ñëw dañoo bëgg xaar ñi ngi xaar sëriñ bi nag ak Macky Sall lan la Macky Sall ndax Macky Sall dina respecté li nga xamante ni moom sëriñ bi jox na ko pour loolu nga xam mooy indi jàmm réew mi bokk na si ñi jàpp ñëpp tëj leen ci kaso mu bàyyi leen sans condition libéré ñëpp ñu bàyyi ñëpp nag lañ wax jàpp nañ plus de 300 et quelque mu bàyyi ñëpp ba ci ñoom Clédor Sène ak ñoom Assane Diouf Guy Marius Sagna ñëpp xam nga ñoo ñëpp mu bàyyi leen ñu ñibbi seen i kër sans condition ñu dellu seen i kër loolu dafa am solo ñi gaañu aussi tamit nga xam dañoo gaañu ñu dem état jël koppar yu doy jox ko seen i waa ba pare enquête ci waaw enquête mu leer parce que mënuñu rey faat ay bakkan rek ñu toog naan exigence bokk na si tamit ministre de l'intérieur dafa war a démissionner parce que il n'est pas responsable dafa war a démissionner parce que lii vraiment ak procureur de la république parce que préfet téléphone am la yor di wax naan attaqué bombardé dóoral lacrymogène kan ki ko jox ordre yi xam chargé les journalistes chargé waaw c'est irresponsable préfet de Dakar tamit dafa war a démissionner man un commissaire de police. quel commissaire dëgg la des ordres comme ça. des ordres waaw. ok d'accord damay ñëw ci commissaire. ci cadre apaisement bi parce que dañu bëgg dal am ci réew mi am dal dellu ci jàmm. gis ngeen xalif yi généraux yëpp ñu ngi ci dox ba am émissaire yoo xamante ni ñëwoon nañu tey jii gis Ousmane Sonko gis leader yi ba waxtaan ak ñoom ba ñu ce soir ne marche suba bi amatul ndax kilifa gi ñaan na leen léegi est-ce que tamit tey jii pour la stabilité du Sénégal. jotul tey jii ñu libérer les otages politiques ak comme ni ko Ousmane Sonko waxee ci bi ñuy def conférence de presse. bon affaire ak ba maas yow. daf daa yor da nga yor sa albert rek di taal. ah déet. non xam nga boo nee otage politique laaj bee la non déglu ma rek xam nga boo nee otage politique. ma day dis yow. day dis xam nga man. nee naa ma du ma politicien. du ma politicien. ok tu vois man. affaire politique toppatoo. mais ci dossier Ousmane Sonko bi lañ leen jàppee. waaw mais ba tey. mais xam nga comme ni ma la waxee dans le métier de l'ordre. am na si ñoo xam ne aussi dañ leen jàpp ñu nekk ay casseurs ay ñoo xam ne dañuy yàq. ñoo xam ne ils sont pas encadrés. dañu ñëw infiltrer dugg ci marché yi ñooñu ñoo indi fitna. ñooñu mais bu ñu leen jàppee ne wax dëgg yàlla yoon war na tegu si seen kaw. mais comme dañu nekk ci apaisement li nga wax. waaw man je suis pour ñu bàyyi leen ñoom ñëpp. te man Abdou Karim sànq ba léegi yaa ngi wax président Macky Sall mais discours bu mu def quand même. c'est un discours très apaisant. xam nga maa ngi lay wax ne 2004 laa xam Macky Sall. discours ku jaaxle. mais il vous a corrompu ah il vous a corrompu.
vous avez dit que Issa may na la xaalis. xaalis loolu non la moom Sénégal xaalis rek. non ça corrompt bien. non xaalis rek ak ceeb. non waxul loolu quand même. non loolu Macky Sall nekku sax en tant que ministre de l'Intérieur il n'a pas le droit de donner de l'argent comme ça. non ça corrompt. Abdoulaye bul dugg foofu bul dugg foofu quand même. non bul dugg foofu quand même. faut pas dire des choses non tu n'as pas compris ce que je voulais dire. sax fi mu doon waxee. non loolu commissaire loolu ñëwal Abdoulaye foofu la waxee moom. non du foofu. pourquoi mu ne may xaalis. non de ñëwal en tant que en tant que ministre. non boobu bokkul sax police un fonctionnaire qui fait son travail pour nga jox xaalis. doyen bu yàq débat bi bàyyi commissaire mu daal commissaire ñëwal. waaw ñëwal neexee nag mu may ko xaalis. le président Macky Sall. non c'est grave. dama ne la. moi je le connais depuis 2004. tu vois. man xam naa ne Macky xaritam la. tu vois. non foofu sax bëgguma sax nga tudd loolu. loolu ngay dëgg la. mais may ko xaalis. tu vois man du man rek la may xaalis de du loolu. c'est-à-dire ñun ñëpp la woon. oui. c'est-à-dire tout le monde. dafa pare dafa kontaan. oui. tellement que dafa kontaan ci liggéey bi. dara newu ci loolu. ñu jékki-jékki ñu ne ministre bi. vraiment il est tellement content que moo leen jox xaalis bii. mais loolu du corruption. du corruption non. tu vois bismillah ñëwal. donc damay wax Abdou Karim ma ne gis nga sànq dama la wax en 2004. marche boobu ñu defoon. il a été très serein man Macky Sall boobu moo gis en 2004. moom laa gis en 2021. xëy na ci diggante bi nag am na lu ci am. tu vois bon xëy na peut-être am na lu ñu koy reproché ci demee noonu. mais ki ma gis en 2021 mu def un discours c'est un discours apaisant. te man dama koy ñaan. Macky Sall def na fi 9 ans de. waaw mais d'accord waaw d'accord. musul autoriser benn manifestation. waaw dëgg fitna yi nekk ci dëkk bi moom moo ko taal. dama ne. nit taal na boobu ci buntu palais bi Macky Sall waxu ci. waaw d'accord. 580 personnes dee nañ Macky Sall waxu ci. mais comme il est dans la logique d'apaisement nañ ko nangul. daa joom mi moo tax muy am. ni ko population mi ñaanee. ak ni ko kilifa yi diine ñaanee. ñoon aussi ñun ñi nga xam ne ay anciens lañu. mën nañ ko ñaan. absolument tey yaakaar naa ne mu ngi ñuy déglu. tu vois et je sais que parce que man xam naa ay yeneen moo tax ma bëgg a profiter ci occasion bi ne ko monsieur le président. man su ma sañoon da ngay tas ministère de l'intérieur. très bien. def ko ministère de la sécurité publique. et de la protection civile. parce que ministère de l'intérieur dafa xewi. amatul fenn. je l'ai toujours dit. merci beaucoup. tu vois mu def un ministère de souveraineté. bu mag. nga xam te ne ay techniciens de la sécurité ñoo fay nekk. du ñu toppatoo pour ñu leen. loolu bu ko defee. tu vois et puis coordination bi day gën a yomb. parce que li ñu di gis fii xam nga dama ko te li may wax. sa xarit la ne ko bàyyi ceeb bi nag. waaw parce que xam nga. président fu ñu waxee mën a ceeb. man dama wax toujours war na ko bàyyi sax Ablaye xarit du jànjee ko. xam nga ministère de l'intérieur tel que ni ñu ko defee. nga war a toppatoo gouverneur. war a toppatoo police. war a toppatoo sapeur. war a toppatoo kilifa diine yi. war a toppatoo yaa ngi ci ainsi de suite. je dis que un ministre attanul loolu. dëgg la. na tas ministère de l'intérieur. et puis pas n'importe qui aussi def un ministère de la sécurité publique. ok ak de la protection civile. ñu nekk comme ça coordination bi dina gën a yomb. tu vois donc problème yi yëpp dootuñu ko am. tu vois donc loolu man dama koy ñaan président de la république. tu vois mu ngi may déglu xëy na aw ma occasion jot ci moom. ainsi de suite mais je sais que il me suit parce que j'écris beaucoup ainsi de suite dama koy ñaan parce que loolu yëpp c'est pour que réew mi avancé parce que ñun lu ñu bëgg rek ñun ay anciens lañu. tu vois xam nga man amatuma lenn loo xam ne. jërëjëf. amatuma lenn loo xam ne maa ngi koy xaar ci police bi. ok donc li ma bëgg rek mooy tey. jàmm am ci Sénégal. ok temps bi daf ñu xaw a xocc. waaw du jaañ ci apaisement bi ci woote dal ci réew mi naka la ñu war a taxawee ci njiitu réew mi ci boppam moom mi jiite réew mi ci allègement génne détenu yi comme ni ko gars yi di kaase. waaw xam nga tey mën naa ne sax jour bi ñu ne Sonko day ñibbi. bés boobu rek la ñu waroon bàyyi ñëpp ñibbi. très bien. may gërëm ñoom ñi nga xam ne tey déglu nañu sëñ Mountakha. déglu sëñ Babacar Sy. déglu kilifa diine yi. ba dellu gannaaw si marche suba bi. maa ngi doon dégg sax kii Yérim ki bokk Front Civil. muy wax ne marche bi waruñu ko def far yàlla def léegi marche bi jeex na. ñu ne ni gërëm yéen ñi bañ yéen ñi nangul. kilifa diine yi kilifa diine yi. ñuy ñaan it réew
surtout yow sama waa ji bàyyi xeex da nga naan dañuy mars xeex baaxul ni nga defoon xeex baaxul yaay tooñ de nañ ñu may ñu mars yaay tooñ Karim parce que xam nga Karim tant que yaay wax xeex baaxul xeex amul benn njëriñ day jeex xeex baaxul Karim nañ ñaan yàlla yéen boo leen bëggee mars ngeen mars ñibbi ñun ñëpp ñu ñibbi man nag mars bu amul buñ ko autorisé wul man du jaañ njëkkoo du ma fa taxaw du jaañ mars kenn ko autorisé. defal naa rek dama lay wax benn non defal naa ma wax la benn affaire dama bëgg mu pare xam nga man benn bés damaa amoon ñu waroon tëgg mbapat bari fii Kër Massar ñu ne préfet bi moo bañ bi ma woowee préfet Pikine laa woo mu jox ma préfet Kër Massar mu ne ma man du ma bañ ñun bu ñu bindee dañuy bind autorité dañuy bind police wala su fekkee gendarmerie la ñu bind. dëgg la ne leen kat ñii dañoo xewle dañoo bëgg sécurité. ok ñoom ñoo ñuy wax. ndax am nañu. effectif bu doy bu ñu amul. jërëjëf du mën a joxe autorisation li ñu soxla daal mooy. yaa ngi dégg nee nga nañ génn ñëpp. jàmm nag ok jàmm. dañuy ñëw ci jàmm waaw dañ ko war a wootee si réew mi parce que jàmm mooy liggéey lépp. ok tey xuloo xeex amul benn njëriñ. amul benn njëriñ. ok d'accord waaw apaisement bi. waaw apaisement bi. waaw apaisement daal li may mettre en garde. waaw mais j'ai deux policiers ak gendarme bi. nañu bàyyi capitaine bi en paix. amuñu droit di jaxase état bi ak gendarmerie. ñoom bëgg nañu jàmm. pourquoi ñuy bëgg a jël rek xale bi ñu ni xale la. capitaine la ñu bëgg di ko sacrifier. pourquoi loolu la métti jërëjëf dama ni ça me fait très mal. ok xam naa loolu et puis qu'ils s'arrêtent ces sottises là ça ne passera pas. Ils sont avec Macky Sall. Ils ont le droit. mais laissez-nous quand même un gendarme c'est pas n'importe qui c'est un capitaine. nañu respecter capitaine bi. nañ ko li ñuy wax nii. ok amul simple chef de section. brigade de recherche. ok simple dani fekk nañu fii nag commissaire Niang fekk nañu fi. ok commissaire Cissé fekk nañu fi. ñoom ñëpp. seex naa kat di leen jaxase woon ak état bi. ba ñàkk leen. jërëjëf kon il n'est pas un homme crédible. ok c'est un commissaire. da war a am responsabilité comme ce commissaire là. mais nag problème yooyu problème personnel la doo ko régler. non du personnel non dama ni. non doo ko régler sama place. non sa place bii la toog seen place bii la toog. attaqué capitaine bi. fii laay attaqué fi commissaire Niang. attaqué fi commissaire Cissé. fii d'accord du ma ko fekk kon fii laay toog ni ko li nga def na ko bàyyi. d'accord il peut pas être un bon commissaire. la métti la ok jërëjëf. ça me fait extrêmement mal. ok waaw jërëjëf. waaw léegi man vite fait rek ok waaw vite fait damay wax père ne ko. xeex bu ñu koy wax dafa bëri ay forme waxuñu xeex da nga ñëw di dóorate déedéet dama ne la ñu dañuy dem def déclaration préfecture ne dañoo bëgg def marche pacifique mooy ci jàmm léegi moom mooy jël topp côté kilifa politicien yi pour xañ ñu loolu mais ñun jàmm lañu mos a woote musuñu jug ci yee fitna musuñu taxaw ci yee fitna musuñu ci taxaw waaw léegi nag dama ni dafa am loo xamante dañ ne pour apaiser maanaam dafa fekk kuy dóor nga fekk dafa am kuy dóor ak ki ñuy dóor kuy jooy ok nga ñëw ne kii jooy noppil te waxoo kii dóor teel say loxo loolu du jàmm xam nga luy indi jàmm Sénégal ñun sëriñ bi dañ ko déggal kenn ñemewul dindi waxu sëriñ bi Sénégal ñu ne ñemewuñ ko xel Macky Sall ko sañ waaye ñu sañ xel xalaatu ko léegi nag ñun nangul nañ sëriñ bi wax nañ ko li ñu naqar yëpp te li ñu bëgg nga xam moom la ñu exiger bu ñuy ñaxtu la ñuy jooy jox nañ ko ñu ngi ci loxoy sëriñ bi waaw léegi nag Macky Sall jot na moom mu won sëriñ bi ne ko nag Sénégal moom ko moom Macky Sall moom loolu la ñun ñëpp ñi ngi xaar nag léegi nag bu fekkee déggulul sëriñ bi sëriñ bu ko wanee ginnaaw ñun dinañ ko def kon ni ko sëñ bu ko sëñ wanee ginnaaw nañ ko defoon keroog rek ndax keroog dafa wanoon ginnaaw sëñ bi ñu taxaw wan ko ci mbedd bi léegi nag loolu pour wax jàmm Sénégal mi ngi ci loxo Macky Sall fi mu toll nii parce que ñun jàmm la ñuy woote lépp ci moom la def parce que du jàpp doomu jàmbur yi dama lay wax dafa am ay xale yoo xam ni 15 ans lañu am seen ginnaaw yàlla lañu fekk leen jàpp moo tax mu bëgg citer sax ay xale ñoo xam dama leen recensé dañ leen jàpp waaw dañ leen jàpp tëj leen ci kaso bi Amadou Wuri Bari la Ndongo Ndaw Mame Damlo Bada Ndiaye Edouard Diatta Cheikh Diouf Sidi Bara Aliou Balde Mor Niang Modou Konté Omar Diouf Mbaye Ñing Ousseynou Faye Lamine Souaré Lamine Traoré Malick Faye Ousseynou Diop Ousmane Diop Aliou Balde ak Amadou Bari sans compter Clédor Sène Assane Diouf Guy Marius Sagna laaj bi may laaj mooy ñi ñu jàpp ni ay casseur lañu non ban casseur ñi ay élèves lañ ay xale yu doon manifester lañ c'est ay casseur loolu ay wax la de sa sànq dama bëggoon xëccoo parce que bëgguma xëccoo trop mais dama la ko wax benn affaire xale bu ndaw bu ñu fekk ci ginnaaw yaay ba am 15 ans jàpp nañ ko yóbbu dañuy wax naa ay casseur xam nga man échange bi ñaan waaj da ko tiré échange boobu noonu loolu image boobu ñu naan am nañu naan du sax Sénégal kenn gisul benn yoon bu manifestant yor poussé xam nga lañ fi gis ku yor goon mooy ay nit yu daw dàq ci benn ay xale yu manifester Colobane ñu daw dugg ci kër ñuy tiré pompe fusil à pompe ci kër gi te loolu c'est loolu boo leen xoolee xam ne ñi ay homme de tenue lañ yu civil